mbokk yi seetaan MMD Média asalaamaaleykum am nañu mbégte loolu dellu soit ak yéen weccuwante ak yéen xalaat ci bu fekkee am na benn situation boo xam ni xew na tey dañuy dellu soit ci monde rural muy kaw gi ak jafe-jafe yi nga xam ni moo fa am mbaa nguur gi bàyyi nañu xel ci ni kaw gi bari na ay lakk yu fa am ay lakk yu bëree bëri misaalu lakk ba am ca Jolof misaalu lakk ba am ca Kër Songo misaalu lakk bi am ci faneen ak faneen ça prouve que ba léegi nit ñaa ngi dëkk ci ay abri provisoire ni ñu koy waxee pour ngeen mën ko gën a comprendre nit ñaa ngi dëkk ci ay néegu ñax nit ñi seen kër yaa ngi lakk ba jeex duñu dese dara lu dul lañu sol ñoom ak seen ay njaboot nawet baa ngi dëgmal si ñàkk gaa ngi ci àll bi c'est-à-dire question bi mooy lan moo tax ba léegi kilifa yi mënuguñu wanaasu wala ñu accepter que ni kaw gi dafa am coono dafa am xiif dafa am ñàkk que kaw gi dañuy souffrir que kaw gi dañoo sonn te li ci gën a doy waar mooy ay villages yu bëri gox ya ma ngay développer mais ñoom mënuñu développer parce que seeni ay gox dafa soppeeku ay communes yi ubbeeku maire yi di def ay soi-disant projet di indi ay étrangers wala ay milliardaires ñuy jënd suufu baadoole yi nekk ci dëkk yooyu bu fekkee lànk nga bañ a joxe sa suuf bañ a cédé dañu koy nangu ci force way takk der yi ñëw fa milliardaires yi wala étrangers yi jël sa suuf yow baykat bi dootoo am loo bay da ngay tàyyete dem wuti jiw doo bay doo sàmm dañu lay jël comme benn surga boo xam ni dañ koy fay journalier ci toolu benn étranger dema dem ba ndóol gi songu leen ndóol gi dem ba dominer leen ku ci añ doo reer ku ci reer doo ndékki boole ci nag jamonoy cooroon day ngelaw lakk day yomb ay dëkk yu bëri lakk na xool leen image yu ñu soog a continuer sotti nañ ko ndox fas non sotti ndox yaram mooy tàng boobu yaram mooy tàng boobu xoolal bidon ñaw bi foofu ba xam mi ngi ci indi yéen bi nga indi ko téléphone bi moo la ko jox kon wala kon fas kii man daw ko ndaje sejul ki xari gi li caméra lu sejul na ko doo jege yàlla rek du bos kenn mu rëbës dara du bos kenn ah du bos kenn mu da nga ko ragal mu rë yaar te mu yoni ne jël amor la xol xari seen buddi e gom téléphone bi nday nday mu do yëkëti soo ko yëkkatee du leer doo jege ko doo jege amee oto ngi ñëwaat rek loolu oto ñëwaat na loolu tuuti la ci lu ñu leen wan ci li nga xam ne mooy situation bi yenn suñu ay mbokki kaw kaw di jànkuwanteel ci ay situation yoo xam ni
ay benn la ci suñu mbokki kaw gi li ñuy dund ba léegi communes yi continuer di def li leen neex ci toolu jàmbur yi ci yeneen ci ay infrastructures yoo xam ni dañ ko war a amal ci communes yi te duñ ko amal yenn saa yi am ay travaux yu aw ci ab dëkk mel ni ay tali ñu daal di utiliser ay suufu jàmbur dédommager leen mais bu awee ci loxoy maire yenn saa yi du ñu gis dara maa ngi di woon benn reportage bu am campement Ngexoox ci coow li am ci abattoir bi nga xam ne tey ba léegi Ngexoox daanaka amuñu abattoir bu satisfaire boucher yi nga xam ñoo fa nekk exemple kese la ci jafe-jafe yi nga xam ni moom la ñu dëkk ci gogoxaat yi jànkuwanteel te li ci ëpp bu weesoo coono gi ñuy jànkuwanteel seeni maire ñoo leen ko teg ndax ñoo sàkkal pexe seeni ay suuf ba nga xamante ni bii ñoom amatuñu benn pexe lu dul sede bàyyi suuf si dootuñu bay dootuñu sàmm mujj doon ay ndóol seetaan leen reportage bi. tabax bi ngeen gis ni ñu ngi si biir dëkk Taay dëkk bu ñu ne Taay donc fii tali bi ngay seen ni tali bi moo jógee national numéro 1 mooy tali usine Maana bu ñëw ci dëkk Taay bi nii li ma leen joxoon nii clôture bi ngeen seen ni mooy clôture bi lañu mooy abattoir waa campement Ngexoox moom ci biir dëkk Taay ci lu ñu am information ci boucher yi nii les acteurs nee na autorités yi ñoo leen ne depuis autoroute laal partie boobu xam nga 5 mètres wala 6 mètres léegi lu des noonu moo gën a rey foofu lu ñu am fii Taay nee na leen fale ñu ngi si biir dëkk moo tax ñu tuuxal leen foofu indi leen ci biir Taay mais xool leen tamit bu ñu am fii Taay tamit ci biir dëkk la nekk lu tax ñu jóge fale ci biir dëkk ñu indi encore ci biir dëkk encore Taay est-ce que loolu xel nangu na ko en plus tamit lu ñu am fii nii espace bële bi nekk campement Ngexoox moo gën a rey bu ñu am ci biir dëkk Taay xel nangu ko léegi maa ngi nii di dugg noonu ci petite porte bi nii porte bu mag moo toll na le bii mooy porte bu ndaw clôture bi nga seen nii boobu lañ clôturé ak fosse bi nii donc très bien fosse moom mi ngi nii xool leen espace bi nii mur bële bi nga seen nii foofu la kii dimension abattoir fii Taay foofu la yem bii nga seen noonu donc espace bi nii c'est tellement étroit wax nañ dëgg nee na fii dafa xat boo xam ne tey boo solu sa dàll nga ñëw fii sur le terrain doo ko xam boucher lu ñu nekkoon di dund fii nii wax dëgg yàlla ils ont parfaitement raison vaut mieux ñu bàyyi leen campement Ngexoox di continuer di abattre seen jur yi nii moo gën foofu indi leen fii dëkk Taay nee na dëkk leen jóge fële parce que dafa dëkk la ci biir dëkk la nag moo tax autorité génn leen foofu indi leen Taay nee na bokk na ci monsieur le maire loolu la ñu wax noonu ak préfet lu ñu jot noonu seen njiit foofu noonu mooy Moustapha Guèye ak Biram Guèye waxtaan ak ñooñu ñëpp ils m'ont prêté un temps d'entretien ak ñooñu waxtaan surtout bu lu dem ci problème abattoir bi nii porte bu mag bi ngeen seen nii mooy porte bu mag abattoir bi nii boo lay xoolee espace yi bi ñu amoon campement Ngexoox moo rëy fii foofu vaut mieux que bien vrai que autoroute laan na ko mais ba léegi doo ko mën a comparer ak fii foofu moo gën a rëy et moo gën a tamit jege dëkk bi nii en plus tamit ñeen a génn leen foofu parce que ci biir dëkk bi la nekk ok fii tamit ci biir dëkk bi la nekk loolu lañ am doxantu noonu donc wane leen loolu donc waxtaan ak yéen fii dañuy joxe noonu abattoir campement Ngexoox di gis benn mbokk noonu salaamaaleykum mbokk ça va na ngeen def waa dëkk bi nga nag wala yow dëkkoo fii campement nga dëkk très bien dañ ñëw jël reportage sur abattoir Ngexoox fii nii waaw donc dañuy dégg noonu waa population tamit dañu ko ñaxtu noonu moo tax ñu bëgg interroger fii xool est-ce que waa dëkk bi la mais néanmoins dinañ dem ci kër yi nii laajee leen seen avis bi nii donc sur la question maintenant bii bu ngeen gis ne clôture bi oui la ñuy jox leen comme abattoir fii dëkk bi ne Taay. sëkk doy na ñaari misaal yooyu ñaari exemple yooyu ci lakk yi nekk ci kaw gi cooroon ñëw bët di waaj a seet bi dañoo xiif nguur gi séddale dund di ko may xam na ni ñi muy yóbbul dund bi soxla nañu ko te ci ñoom am na ñoo xam ne sax jotuñu dund bi am na ñoo xam gis nañu ko mais dañu koy séddale baaxul ba ñoom daanaka amuñ ci yaakaar ngay dem ci gox gis ni askan wa fa nekk
ñii dañuy am lii ñii duñu am lii ci benn localité parce que maire bi séddale souvent dafay wax ni kii sama militant la dafay am kii du sama militant du am ba ci sax ay branchement wu ndox maire bi day wax ni quartier bii nañu am wala bu duggee ci quartier bi kër gii ak gii nañu am gii ak gii bu ñu am parce que duñu sama ay militant maire di osé di wax naan porte lampe bi nañ ko samp fii porte lampe bi duñ ko samp fii parce que li tax duñ ko fa samp mooy kooku du sama militant. Quelle honte gàcce yu doy waar moo am ci gox goxaat yi ay maire di sacrifier seeni ay administré di dund ci seeni ay ñaq di jaay seeni ay suuf di ko sàkkal pexe li am ci ginnaaw raay nan la tudd APIX bu délocaliser ay nit recaser leen faneen ban projet bu porteur moo war a mën a ñëw ba tax ñu jël suuf si la moo tax benn commune du xalaat def ay forêt yoo xam ne dina am ay parc yu nit ñi mën a taxawaloo doxantu ay parc yu amee terrain football ay petit commerce loisir mais nag xayaat ci dund la bokk tey suñu communes yi dem ba amatuñu benn xalaat ci wàll boobu surtout nag communes ruraux yi muy ñu nekk ci kaw yi waa kaw yi jamono ji ñu toll sonn nañu xiif nañu mënatuñoo sàmm ndax sàcc yi mënatuñoo bay ndax nangu nañu seeni ay tool ay surga dong lañu mujj doon ci étranger yi ñëw jënd seen tool ci force nga xam ne daanaka du ñu lekk sax 2% ci li ñuy jënd seen tool li ci ëpp commune bi ak maire bi ko jiite moo ciy teg loxoom lekk lépp mu mujj doon benn jafe-jafe bu doy waar boo xam ne dafa soppi askan wi ñu doon ay ndóol kañ nag lay fi di soppeeku kañ la situation di soppeeku kañ la ñuy am gouvernement buy ñëw recadré waat maire yi delloo nit ñi seen i sañ-sañ seen ay moomeel soppi xar kanamu collectivité territoriale yi ñu war a am li ñëpp war a am ngir dundin wu sell bien-être ñëpp ko bëgg dañu bàyyi seen affaire partisan yi nga xam ne tey tax na kaw gi yëpp ndóol lakk yi ci àll bi ñàkk gi ci àll bi garab yu dee yi ci àll bi di firndeel ñàkk naa tànge tey da ngay dem ci ay village yu bëri seen ay mango dee na ñu bëri ci ñoom li tax seen ay mango dee parce que amatuñu ndox ñu bëri ci ñoom li tax seen ay mango dee parce que sàmmkat yi dañ faa dugal seen ak jur parce que protégé tuñu ko parce que mango yi amatul ndox parce que itam amatuñu koom bu ñu mën a ñage seeni ay tam ba mën koo sàmm yépp di ay jafe-jafe yoo xam ne nguur yoon na ci bàyyi xel ndax pourcentage bu am solo ci population bi ñuy dund jafe-jafe yooyu ci kanam tuuti incha allah wala fan yi di ñëw daañu leen wanaan yeneen jafe-jafe yoo xam ne moom la askanu Sénégal di dund tey surtout ci côté kaw gi des leen ànd ak MMD Média da ngeen di abonné ci chaîne bi cliquer ci cloche bi dina tax ngeen di jot suñu ay vidéo ci saa su nekk et après bu ngeen xoolee vidéo bi itam mun ngeen partager ak ñun seen xalaat seen avis incha allah jaa ngeen jëf.